asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu dellu si waat ak yéen si seen émission tey jii nag li ñu leen di indil moom recette bu gaaw la yomb te neex lool bëriwul nag ay bagages donc mu ngi nii pour loolu nag dinañ soxla li nga xamante ni moom mooy nen dinañ soxla nen selon sa quantité bi ngay defar bu la neexee nga doubler ko wala nga tripler ko donc mu ngi nii dinaa soxla li nga xamante ni moom mooy poivron ma am ñaari couleurs yi ku nekk li nga am soo amul poivron sax mun nga defar recette bi dinañ soxla aussi tuuti kaani bu vert muy jalapeno pour ku bëgg dinaa soxla tuuti soble ndawal boo amee ginaar bu ñu wal wala bu ñu fejet sax ci boppam mun nga ko utiliser aussi dinaa soxla brocoli pour ku mu neex brocoli bi nag ku mu neex la ku ko amul bàyyil bul sax sonn dinaa soxla tamit fromage xam nga ni xale yi fu ñu nekk foog nga def ci fromage bu ko defee lépp loo leen taajal ñu bëgg ko laaj sel poivre loolu la ñuy soxla sans plus tarder du ñu def rek du ànd ak yéen ci waañ wi dinaa soxla aussi tomate loqati dama ko fàtte donc mu ngi ñëw sans plus tarder du ñu def rek du ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà donc fi mu nekk nii dañuy daal di jël nen bi rek toj bismillah voilà man 4 laay utiliser bu la neexee nga def comme ni ma ko waxee rek plus donc damay jël fii tuuti rek ci fromage bi donc fromage bi ma yore nii pepper jack la donc dafa amaale tuuti kaani ci biir donc moom lañ ko defaree ku nekk rek bi nga am boo amee gruyère xayrun bu fekkee mozzarella nga am aussi xayrun donc gis nga li may def bariwul tuuti rek ma jël parmesan mu nekk nii muy parmigiano reggiano mu ngi nii ñu def tuuti rek laa ci soxla donc damay ñëw def sama sel ak sama tuuti poivre comme def nañu parmesan nañu moytu que ni kii bi dina am day am xorom parmesan donc ñu def ndànk ma def tuuti sama mélange d'épices bismillah voilà daal di jël sama poivre noir def ci à ce niveau ku mu neexoon nga jël sa carotte râpé ko ba mu baax def ko ci biir comme bi may defar kii nen yooyu ñu roulé woon noonu presque comme style boobu la rek mais un peu ak tuuti différence rek moo ciy nekk donc soo defee nii ñu daal di jël nen yi nag xaw ko bati tuuti gis nga def ma ci ay bu la neexee nga def ci tuuti meew daf koy gën a neexal te daf koy oyofloo aussi donc dama bëggoon rek limiter ingrédients yi moo tax defuma ko ci mu ngi nii boo defee nii ba pare léegi nag ñu daal di ñëw jëli ji suñu papier de plaquette cuisson bi nga xam ne day dugg ci four bi ñu daal di leen ñëw wan ñuñ koy defee incha allah voilà li ngeen gis fii mooy sama plaquette bi nga xam ne day dugg ci four bi donc li may def li nga xamante ni moom laay ñëw def léegi nii mooy dama ci lal papier sulfurisé ku ko amul mun nga ko def ci poêle ku amul four par exemple wala su fekkee amoo papier sulfurisé nga wut sa papier alu wala nga def diw ci loo xamante ni daal mooy beurre wala diw ba nga xam ni yëf yi su paree boo koy génnee du coller mais pour nekk ci lu gën a wóor da nga koy def fii bu ko defee nga xamante ni da ngay def sa papier sulfurisé nga xam ni boo paree doo ci nekk di xeexante wala di risquer muy dem ak di def yu kenn xamul yooyu noonu donc léegi man à ce niveau dama ci daal di def tuuti diw rek mais gis nga pompe bi rek laa yore ko amul pompe bi defal diw bi nga am sotti diw raatale noonu donc c'est juste optionnel beneen étape la rek bu may jël boo xam ni dafa may leer ni tey jii su ma paree moom su ma ko buggee dindi dina deñ incha allah léegi nag ma daal di jël sama gis nga poivron yi nga xam ni moom laa daggoon donc poivron yi nag ngeen xam ni li ci nekk yépp ci comme bien fait voilà ngeen gis ni man sama kii plat bi ma jël dafa rëy tuuti par rapport ak fi ma ko naroon def dama fàtte ma jël bu xaw a mag tuuti donc damay dolli tuuti nen rek like xam nga 4 lañ defoon ñu dolli je pense que yeneen ñaar bàyyi ma def ñett juste au cas
ou affaire bi nar a defaat ni mu defoon léegi nii rek fekk dinaa am suffisamment de kii nen donc ñu def assaisonnement mélange d'épices poivre noir même étape bi rek def suñu sel tuuti ma dem jëli ji fële ci fromage bi encore parmesan def gis nga ki nga xam ne dafa def meew nag moom munoon na am lii yëpp sax du ko ci fekk parce que meew bi mu ciy dolli tuuti dina doy bismillah gis nga ñu fexe rek ba kii bi laal côté yëpp voilà donc gis nga nii noonu lañ koy jàppee dem dugal ko ci four bi maa ngi doon préchauffer sama four à 350 degrés mooy environ 100 Fahrenheit mooy environ su ma juumulee 160 wala 165 degrés Celsius donc foofu laa koy dugal pour quelque chose comme 15 minutes parce que kii bi bëriwul nekkul lu parce que bëgguñu nen bu bari sinon dafay nar a nekk lu dëll te wutuñu lu dëll dañu bëgg loo xamante ne après dinañ ko mun a rouler quoi donc moom moo tax ma ne la ku amul plaquette bi mun nga ko def ci poêle comme man ni ma ko defee woon xam nga mus naa defar bu mel nii mais pas ak ay poivron yooyu mais dama jëloon nen bi togg ko ci poêle bi mooy les œufs japonais yi ma defaroon même concept bi la voilà mi ngi nii léegi ñu dugal ci four bi 15 minutes génnee après daal di ñëw en attendant moom muy togg ñu daal di ñëw yeggale yi nga xamante ni yeneen ingrédients yi maanaam li nga xam ne moom lañ ciy farcé incha allah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii ndawal li lañ jël teg fii lii yëpp defuma lii yëpp de dafa bare tuuti rek laa soxla maanaam du mat sax peut-être un tiers ndawal li laay soxla quoi li ci des dama koy denc pour beneen togg boo xam ne dama koy recycler waat encore nga xamante ni du ma fi nekk di toggaat leneen comme maa ngi utiliser viande hachée ma togg ko rek benn yoon looloo tax sax ma def ci tomate mais des fois lu ci ëpp su ma koy togg du ma ci def sax tomate damay def ba nga xam ne amul tomate daal mais togg bële moo tax donc nii la ñuy jël dara nekkul ci poêle bi ndawal li laa ci def amul diw amul lenn donc damay ñëw pour sauter ko en attendant comme après dañ koy def ci kii bi ci nen bi moo tax ma préféré togg ko tey jii bu fekkoon ginaar laa jël bu viande hachée bi nga xam ne bu ginaar la lii yëpp duma ko def damay bàyyi ba affaire nen bi pare ma jël ginaar gi ni mu nekkee haché noonu dolli ci sama ay ingrédients daal di koy lal ci kaw nen bi mais comme yàpp kii nag dafa am tendance di am graisse di bëri ay ndox ak ay affaires yooyu moo tax il faut pour lu gën a wóor nga xam ni nen bi du tooy du def dara da nga koy togg fii comme rek bi ma daan defar yenn neem yi nga xam ne fii laa koy njëkk a toggee bu ma paree nag daal di koy transvaser après incha allah donc ñu continuer nii togg ko ba ñuy def suñu épices yi après ñu ñëwaat. voilà gis ngeen raison bi moo tax nga xam ne doo ko def ci nen bi directement gis ngeen ndox bi mu génnee nii te man defuma ci ndox defuma ci dara donc su la neexee mun nga ko jël bu fekkoon ne par exemple defuma ci dara dolliwuma ci leneen lu dul sama ay assaisonnement kese munoon naa ko jël xent ndox bi nii ba mu deñ daal di ñëw def sama ay assaisonnement mais comme damay def soble bi te dama bëgg soble bi xaw a kiyaale tuuti la xaale bu baax wala ñor moo xam bu mu ci njëkk a def rek nu mu munti mel du ma déranger donc damay daal di jël soble bi def ko toujours rek di bàyyi nga xamante ni yëf yi moom mooy togg bi feu bi moom mooy ngeeral kii bi sauce bi nekk ci suuf ndox bi mu génnee donc daal di def sama kaani pour ñi nga xam ne bëgg nañu voilà daal di ñëw commencer assaisonner comme ça affaire yi di safaale pendant que ñuy xaar mu ngeer gis nga mi ngi wàññeeku déjà donc nañu continuer noonu bismillah def suñu sel def suñu poivre noir suñu paree def suñu mélange d'épices aussi voilà daal di defaale suñu laaj mangoog defaale tomate bi aussi donc lépp la ñuy defandoo rek léegi bàyyi ko nag gis nga togg bu gaaw la bàyyi ko muy def ay affaire am
voilà nii lañ koy mélanger bàyyi ko ba nga xamante ni léegi ñu pare léegi ñu yàq ñu daal di leen di wan encore incha allah donc nii rek la ñuy continuer mélanger nii après ba yëf yi changer tomate bi nga xam ne dina dugg ci kii bi ndawal li daal di changer couleur bi complètement voilà gis nga ndawal gaa ngi nii pare na donc dañuy daal di fay suñu gaz bàyyi ko mu xaw a sedd tuuti rek kii bi tamit pare na li nga xamante ni moom mooy suñu kii bi nen bi nga xamante ni moom lañ dugaloon mi ngi nii moom tamit pare na donc ñoom ñaar ñëpp dañuy xaar ñu sedd tuuti rek comme ça buñ ci defee fromage bi du daal di seey mais boo yàkkamtee mun nga ko bàyyi quelque chose comme ay 5 minutes rek nga def ci fromage bi. gis ngeen fi mu nekk nii suñu brocoli bi mu ngi nii donc dama ko jël rek fejet ko ba mu sew mu ngi nii donc c'est optionnel moom ku bëggul brocoli mun nga def leneen lu la neex mais man moom laay def nii tey léegi nag ma daal di ci assaisonné def ci tuuti suñu sel ak tuuti mélange d'épices donc moom laa ci def defuma ci poivre wala lenn ku mu neex mun nga ci def poivre mun nga ci def ay laaj ak bagage yooyu noonu yëpp mais yii nii yëpp bu ci nekk dafa saf moo tax ma bàyyi ko donc léegi li may def mooy damay daal di ñëw def sama ay couche donc damay daal di commencer sama fromage cheddar moom laay jiital nii ci suuf voilà gis nga ku bëggul fromage mun nga ko bàyyi man def naa ci boo xamante ni maanaam bu jën poisson fumé la woon boobu dinañ ko génnee incha allah mais macha allah neex gi mu neex même nii la dama changer quelque rek si kii defuma poivron yooyu mais neex na neex goo xamante ni moom boo ko defaree moom li may wax rek def si lu baree bare parce que di nga bari torop candidat laa lay wax nii donc mu ngi nii fromage bi moom c'est selon votre goût. léegi ma daal di ñëw teg ndawal gis nga déjà séparé naa ko ba pare comme li ma leen waxoon sànq. dama wàññi fii donc fii laay ñëw defaree voilà bismillah donc ñu jël ndawal li rek tas ci biir moom tamit jarul muy bëri yu ëpp yooyu noonu parce que sinon kon day mettee tëj gis ngeen ba léegi defuma ci diw walla lenn diw naturel ndawal li rek moo ci moom ngeen gis nii mu niin ci taatu pool bi nii moo taxoon nag ma bëggoon xaar tuuti nga xam ne kii bi day ndawal li day xaw a sedd tuuti man sama bos seddul sax carrément quoi mais sinon boo ko defoon léegi nii fromage bi nekk na kii diw ba pare ci sa loxo te du loolu nga bëgg voilà gis nga boo tasee nii lii moo taxoon ñu bëgg viande hachée bi tas nga xam ne du nekk ay kii yu rëy lumm yu rëy daal voilà ma daal di suy fii tuuti rek tuuti dañuy def comme ku doon defar pizza xanaa mun naa dolli tuuti comme am naa fi lu des da koy neexal rek donc benn yëf bi nga xam ne bëggoon naa ko wax aussi pour ki nga xamante ni par exemple régime alimentaire am mayu ko mu lekk par exemple nen lu bari moom mun na jël nen bi ndax affaire cholestérol am na ñoo xam ni seen bos du leen ko permettre mun na séparer nen bi jël jaune yi teg fële daal di jël blanc yi kese blanc d'œuf yi kese daal di koy utiliser moom tamit mun na def lii donc ñu daal di ñëw jël bismillah suñu brocoli tas si ku bëggul brocoli instant bi mën ngaa arrêter daal di commencer rouler ndawal li kii bi mu tuddati sax omelette bi voilà donc mu ngi nii soo bu amee sa épinard aussi mun nga ko def daggate ko tamit neex rek la siy def voilà donc gis nga mu mel ni pizza fi mu nekk nii léegi nag lii moo taxoon ma soxla papier bi parce que papier bi moo may dimbali rouler ko su ma ko naroon rouler man kese damay sonn donc ma daal di jël sama papier bismillah tëj comme kuy defar rek sushi wala kii gis nga bu amee lu xaw a kii tuuti bul nekk di inquiété wu lépp dina jaar yoon après incha allah gis nga ma xëcc ni tëj gis nga fii xaw na tuuti mais man duma ci wax dara damay noppi bàyyi ko foofu muy def ay affaire am sama fromage rek laay def nii mu kole waatal ma lépp mu jaar yoon
parce que foofu kii bi moo koy def poivron bi su fekkee dérangé wu la mun nga ko bàyyi noonu man su ma neexoon par exemple munoon naa ko ëlbati bu ko defee fii poivron bi nekk féetee biti mais liggéey bu bari la instant bi te comme gars yi dañoo xiif moo tax ma ne xaaral ma gaawantu gaaw dooree ko nii bu ko defee añ bi day pare gaaw parce que damay njëkkanteeg xale yi suñuy wàcc voilà nii rek laay def comme damaa am desitu fromage kay au lieu dama koy sànni mun naa ko teg nii ci kaw voilà dugalaat ko ci four bi pour 15 minutes mi ngi nekk toujours même température bi ñu toggee woon sànq nen bi moom lañ koy toggeewaat pour ay 15 minutes après ñu ñëwaat incha allah. waa sama waa kër gis ngeen rouleau bi pare na donc ba ñu génnee ko daal di koy bàyyi tuuti rek mu sedd tuuti rek juste nga xamante ni di nga ko mën a dagg te du tas donc mu ngi nii yow yaay xool nu la neex nga koy arranger nu la neex nga koy defee donc ñun dañ koy dagg rek après daal di koy ñëw daal di koy ñëw assembler bismillah. léegi nag boo amee sa paaka bu ñaw moom moo dàqati sax far gis nga damay xaw a anglais nii tuuti rek. voilà gis nga pare na donc dañuy daal di ñëw rek assembler incha allah. waa kon nag sama waa kër seen recette mi ngi woon nii tey ñu indiloon leen mu nekkoon rouleau de d'omelette boo xam ne dañ ko farcir ak viande hachée bu la neexee nga def thon bi wax naa leen neex na loolu macha allah parce que def naa ko bu leen neexee ngeen def ci ginaar yéen a xam lu leen neex ngeen di def ci biir bu leen neexee ngeen bàyyi ko mu nekk noonu sans ndawal nii rien du tout donc mi ngi noonu tey jii nag émission bi ñu ngi koy jox képp rek koo xam ne yaa ngi safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo di ko jox suñu sister Ndeye Fatou Tamba Yongo Diop Mimi Kane Saliou Ndiaye ñu ngi ko koy jox suñu frère boobu di ko jox soxna Astou Wade Ndeye Fatou Badji Diatou Sow ak Kumba Thioune di ko jox aussi Sister Khady Sarr Fatima Sané Latifa Konaté fële ci Maroc donc ñu ngi leen koy jox di ko jox daal ñëpp di leen wax ni bu leen fàtte di liker vidéo yi di ko partager aussi te bu amee kuy seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te activer cloche bi bu ko defee à chaque fois ñu dugal leen mu mun ko notifier di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu recette di leen wax ni bu ngeen xoolee kopp yi ñu boole nii si fi ñu def salade yeeg yooyu noonu loolu ay la koppu parmesan génneel nañ leen ko dinañ leen ko génneel su fekkee génnee guñ ko tuto wala bu fekkee génnee nañ ko ba pare ku bëgg a gis détail yooyu dellul si tuto yooyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah Yeah.